mais Mame Mbaye Pasan loolu mënut a am. def élection Mr Mrs Playboy ak kii. comme ni école yi Playgirl daf koy jël parce que des médias di nga fi gis. waaw buñ boolee télé. en Pasan ci lay bokk man de yow laa fi doon tête de liste. man soo leen mu dugalee di ngeen dugal Cheikh Sarr. Cheikh Sarr sama mag jooju noonu. dina ñëw. Mame Mbaye ak kan dina ñëw. Mansour ah oui tonton Mansour waaw tonton Mansour. xam nga ne ay moom est-ce que kii xam nga. ay saasumaan rek ñoo fi nekk. waaw saasumaan. jëloo. ak moom moo waat xale yi Biggi. waaw moom moo waat Biggi. saasumaan. Et tu mets où ton PDG? waaw yëngal gësam. turam dëgg naka la nan moo nekk ci pièce am. président tay moom ñu ngi lay gis ci statut de day yëngal gësam macha allah tarkalla waaw kay mi ngi noonu nag Fassane. président bu jëlee ndam li ba pare dañ la koy sédd nga daal di ko jox sa rakk yi. non président ban ndam lay jël. mooy kii. Saasuma. waxuma Saasuma. président bu gaañ ngeen man benn président laa. Sen TV laa bokkuma feneen. Aïcha ñu di ko nuyu au passage voilà excellent vendredi à vous ci naka noonu bu ñu jógee ci Soxna Fall dañuy jëli suñu page publicitaire après le point Covid 19 jëli woon nañ ko sax nag soxna daa mel ni Covid bi daa ñëw gàttandu ko rek. amul beneen ko partenaires yi kon nag merci à vous ci naka noonu ñu dalal Papa Sane Seck ci suñu actualité du jour. Papa Sane Seck la chronique du vendredi Macky Sall en héros contre la CEDEAO. Ouais. Au moins bravo. Hasma. Non. C'est l'une des rares fois. Oui. Où je suis heureux, joyeux à l'idée d'entendre mon président de la République du Sénégal, Macky Sall. ci loo xamante ni dal na sama xel. xam nga moo la lan. Hasma. Non. Sénégal ak Afrique de l'Ouest dañ toll ci moment yu extraordinaire yu décisif ci tournant ci seen existence dans le monde. Histoire. ci géographie ci histoire. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest? dafa am benn vent boo xamante ni les populations dañu sonn. Elles n'en peuvent plus. Elles en ont ras-le-bol. Population yi dañu bëgg léegi seen dund changer. dañu bëgg seen dund am baax dañu bëgg seen dund rafet. dañu bëgg dund dignement. comme des êtres humains. correctement civilisés et dans un bon idéal wala vers un bon idéal. wante dafa am ñenn ci ñun ñu nga xamante ni yàlla daf leen nattoo ñu mel ni ñun. ñu am sàggante yi ñàkk bañ a mën a séddoo. mooy ñooñu nga xamante ni dañuy jiite seen réew. te seen bopp rek la ñuy xalaat. duñu xalaat seen askan duñu xalaat seen njaboot patriotisme zéro. suñu jëlee livre bi nga xamante ni Thierno Alassane Sall mu ngi kaa teg ci kanamu sénégalais yi wax ni mu dundee gouvernance ak président Macky Sall ak ay ñoñam ci esquisse yi ñu ciy jot a am rek ñu am ci gàcce gu toll ni àdduna gàcce goo xamante ni kenn xamul nu mu toll président bi na la signal nga ne ko duma signé ndax lii gënul ci réew mi am na loo xamante ni loo nekk exécutant wala nekk second su gënul da nga kaa wax ki nga xamante ni moo la jiite foofu ñaaree mën a nekk mu nangul la ko parce que xam na ni wax nga dëgg mu bañal la ko nga xam ni newul ci dëgg nga bokk ak yëfam loolu mooy li ñuy wax nangoo ñàkk te jublu ci lu baax te ku nangoo ñàkk lu bon jublu ci lu baax borom bi yombal la. Thierno Alassane ci ni mu ñu wax ci li nga xamante ni dégg nañ ko li ñu siy jàng mooy buñ la nee président bi nee na nga signé nga ne doo signé ndax li nga war a signé baaxul am keneen ku ñëw ne la man damay signé ndax man double bouton laa. bu dee yow doo bouton man double bouton laa. Thierno Alassane Sall ñu wax ñu ne dafa ne kii di Mahammed Boun Abdallah Dionne man double bouton kooku tontu ko ne ko man double bouton laa lu ma président Macky Sall wax laay def waaw. waaw ci dégg-dégg lu ñu diis la wante lu tax ñu jël misaalu Thierno Alassane boobu dafa am fu mu ñuy yóbbu laata ñuy àgg ci président Macky Sall mooy que segam moom moo am fulla bu toll noonu ndax ay intérêt wu Sénégal nekkul ci signature boobu ñu defal Total
tey ñuy dem ba jëmmi jamono mbir am Mali président Macky Sall jàkkaarloo ak ay ñoñam fële ci CEDEAO ci visioconférence ñooñu daal di ne waaw Mahamat Issoufou Alpha Condé Alassane Ouattara ñoom ñëpp ñu ne d'accord nañu sax pour jël armée dem fekki waa Mali delloo IBK place am daal di wax mi tey wala boog ñi nga xamante ni ñoo def coup d'état boobu delloo leen IBK place am ñu wax ñu ne président Macky Sall ni kenn Alassane Sall amee woon fulla bu toll ni lànk doon bouton président Macky Sall lànk bañ a doon exécutant moo tax tey ma fier ci moom daal di xamal ci liñ ñu rapporté tamit journal enquête sax wax nañu ko xamal nu ne président Macky Sall dafa tontu ñooñu ni leen nag il faut ngeen sóor la population malienne il faut ngeen sóor ñi nga xamante ni ñoo waral mbir mi parce que tey CEDEAO suy jóg dafay dem pour dimbali askan waaye askan bi ñoom ñoo sàkku ki ngeen xam ni da ngeen bëgg mu toogaat mu dem ba mu egg fenn fi am na 23 Maliens yu dee le 10 le 11 le 12 juillet bi passé ci xeex bu metti bu fa amoon waaye ñooñu est-ce que seen bakken dafay naax saay lu tax CEDEAO bi loolu amee moom jógul ne IBK attention na mu ko defee woon Yaya Jammeh ci jamono waaye def boobu arrangé wu ko bien ko arrangé Alassane Ouattara moom mel ni kuy defoo fi mu ne nii moom talatul dara moom comme moom ngi ci yoon bu nga xamante ne moom tegul moom ne daal nañ forcé rek CEDEAO na dem ndax moom mu ngiy sóor moom bisa bu ñëwee CEDEAO war a wàcc daal di imposer la même chose bu ñu nee président Macky Sall nee na déedéet embargo bi nañ ci def attention nañu sóor denrée de première nécessité nañu sóor pétrole nañu sóor li nga xamante ni moom la askanu Mali di soxla ci dundam produit pharmaceutique yooyu buñ ko embargo parce que askan wee koy soxla waay loolu sax rafet na waaye ñee ŋànk rek ne dara léegi nag liñ siy dégg mooy que àdduna dina dox jamono nit dina nangu ñu teg ko dara ba jëmmi jamono mu lànk est-ce que président Macky Sall dafa nekk ci tànki teggeeku ci li ko tënkoon si jamono ba lu mu ko wax mu appliqué bu dee loolu na Sénégal yëpp jóg ñu ñaanal ko renforcer ko dooleel ko jox ko fit ànd ak moom ci loolu nga xamante ni moom day teg Sénégal ci point de départ bu baax bi parce que 60 ba léegi teguwuñ ci bu président Macky Sall nangoo ñun waa Sénégal ñu ànd ak moom dooleel ko si loolu mu jël comme position renforcer ko ba mu dem sax ba daal di ne attention te war na mën a nekk président bi dem ba ne gars yi waa CEDEAO def leen ndànk comme la population veut ainsi kon CEDEAO na dem ne IBK comme demee na ni kaay ñu jël la yóbbu la exil teg la fu baax mu servir d'exemple à tout le monde CEDEAO am déclic mooy que tey le héros du jour se nomme Macky Sall pour la bonne et simple raison fièrement mon président pour la bonne et simple raison que position bi mu jël noonu na si sax mu nekk point de départ bi nga xamante ni dina ko permettre mu ubbeeku si àdduna bi daal di xamal France ak keneen man intérêt wu Sénégal moo jiitu te nag intérêt wu Sénégal ni mu jiitoo président bi wane na ko dans la mesure où embargo bii di dal ci kaw Mali bu ci Mali amee 100 day manqué parce que 25 yi ba jàpp 30 ya day dal sunu kaw lu ñu teg Mali day dal Sénégal Mali li ñuy soxla yëpp daanaka pooru Dakar lay jaar ci wàllu devise alal ju bëri la ñaata camion ñoo bloqué actuellement wax nañ ñu 400 camions ñoo bloqué ci frontière bi malien mënuñu dugg mënuñu dem loolu ñaata la ci xaalis Sénégal da ciy perte bu ci Mali dee perte Sénégal da ciy perte boo boolee loolu yëpp kon Sénégal ak Mali benn la fédération la woon ci jamono Modibo Keïta ak Senghor gaa ñi jaxase ñu rek nasaraan jaxase ñu parce que fédération boobu dafa amoon doole waaye ñu jaxase ñu jaxase ba mu nga déparé ci erreur ba nga xamante ni aussi sunu papa bi Mamadou Dia lu ñu ko bëgg dëgg rek a tax ñuy wax te yàlla rek tax sunu papa bii di Mamadou Dia dafa lankoon kii di Lamine Gueye Bakar Wali diriger fédération ba bu bàyyi woon Lamine Gueye ca jamono amaana parce que maliens yi d'accordoon nañ ak Lamine Gueye su bàyyi woon Lamine jiite amaana Senghor bu jiite Sénégal amaana Sénégal da nekk ci beneen trajectoire wante suñu papa Mamadou Dia moo taxaw urbi orbi ne Senghor rek moo tax yàlla la muy def Senghor ñëw wor ko nag moom maanaam ci histoire léeg-léeg baax na ñuy fàttaliku
kan moo juum ak ku juumul. donc sunu papa Mamadou Dia amoon na intention yu baax waaye fa mu juumee rek mooy diggante Senghor ak Lamine Gueye. l'histoire du Sénégal a été faussée à partir de cet instant pour dire donc que tey fi ñu toll fii ci Sénégal am nañu président bu tudd Macky Sall qui aujourd'hui diggante démb ak tey a rendu la dignité à tous les Sénégalais et Africains war na mën a nekk point de départ ci décision boobu nga xamante ni avis la bu mu joxe ne attention embargo bi nañ ko allégé beneen bi mooy que attaquer sur le plan militaire Mali xel bu ma ko xalaat bu jëlee position boobu mooy que raison am na kon raison boobu am noonu nan la waat ba biir Sénégal parce que CEDEAO yàgg na jël ay décision ci Khalifa Ababacar Sall ci Karim Meïssa Wade Macky Sall lank mook ñi mu àndal appliquer li CEDEAO wax tey nag bu ñu demee ba CEDEAO ñàkk nekk tegu ci yoon parce que quoi qu'on puisse dire un coup d'état n'est jamais légal mais il peut être légitime mooy que population bi bu ci àndee rek dagal na loi yi duñ ko tegal du population bu dee population bëggul loi bi duñ ko teggee loolu mooy dëgg donc Macky Sall président bravo nice merci à lui c'est loolu la ñuy xaar ci moom ndaxte li ñuy faral di yàgg di fi wax mooy que lu Sénégal ak Mali dañuy jegeyoo lu dal Mali dal Sénégal kon nag bu yàggee li fay xew bu fekkee jàmm amu fa rek dinañu laal kon nag c'est à juste titre et c'est bien défendu alors tey jii nii waa CEDEAO moi je pense que c'est des ambassadeurs justement de la paix c'est des modérateurs ils ne sont pas là pour indi fitna askan mooy fal mooy folli te nag bu askan bi yeewoo ba ne bëggatuñu ngeen nax ñu wala kii doyatuñu ci suñu réew wax fa dëgg yàlla nag ngeen teggi seen bopp te teg li askan bi bëgg soxna Fall. am na solo lool bu fekkee ni noonu la demee wax naa ko sànq avant pas di ñëw ni naa la démocratiquement dana ko fal waaye bu demee ba mu am une liesse populaire nanu xool naka la ñuy def ba moom du loru askanam du loru parce que war na xool tamit li nga xam ne mooy jëriñ askanam xëy na mu mën ci rek mën a jaar ngir askan bi bañ ci am benn jafe-jafe parce que li nga wax sànq day am solo lu bari ci li diggante Mali ak Sénégal dañu koy utiliser fii daf fiy dugg wala mu fiy jugee di dem foofu kon def nañ ko sax reportage ci Sen TV ak Zik FM que ni dina laal secteur yu bari li muy touché mooy bari économiquement instabilité ci dëkk baaxul forestable kon très rapidement war na gën a gaaw ñu fexe ba jàmm dellusi fa bu ñu dee négocier dañ koy jox exil ñu def ko fa ñi nga xam itam ñoo def ba fexe ba lii am ñoom itam nanu nangoo déglu tam def ouverture bañ faa indiwaat beneen jafe-jafe bu dee day dem rek ñu bàyyi ko mu dem ngir jàmm ji nga xam ne xëy na boobaak léegi Mali ñu ngi ko dee xaar mu daal dafay dellusiwaat am benn stabilité. parce que xamal lu neex. waaw. démb xaw ma mbërki démb dama la ne. Russie dinañ dugg ci nii wala ci nee. waaw defaat ko ci nii. ci nii wala ci nee. waaw. ñaar ñooñu ne ci bopp mutin yooyu. ñaar ñi Russie lañ leen jàngale. ñaar ña dañ fa jaar ñu former leen. dama la bëgg a wax ne la. waaw ponkal du def lii. parce que la France a été court-circuitée maanaam dafa am fu ñu doon dem. am na nag lenn loo xamante ni mën nañ ko si. bàyyi les anglais déglu de gis nga ko. sunu xarit la. mën nañ si bàyyi xel. mooy que Imam Dicko. ba gaa ñi demee waxtaan ak moom dafa leen ne moom dafay dellu jàkkam. il a atteint son objectif am nañu d'accord ne non atteindre mission parce que tey bu ñu mënoon nañ bàyyi population yi ñu àggali seen xeex ba IBK démissionné bu ñu continuer woon IBK du mës a démissionné parce que dafa am lu ko téye woon foofu tey jii nii le Mali est un pays immensément riche par son sous-sol soo boolee Mali Sénégal Côte d'Ivoire Niger bi nga xamante ni Niger fa la uranium ba nekk Niger nga xamante ni boo jëlee 5 pays yi gën a pauvre ci àdduna bi ci la bokk les pays les moins avancés PMA nga jël tey dëkk yooyu yëpp ngeen bëgg a nasax laccax bàyyi seen bopp ak koo xamante ni moom moo leen di tënk ngeen foog ne loolu du jeex bis dafay ñëw dafay jeex te loolu mu ngi si tànki jeex ndax Russie dafay dugg ci nii wala ci naa mbaa ci nële wala mu naqari bëgg bañ bëre gagné wala daan te Sénégal ak Afrique du ñu daan dañuy gagné par conséquent monsieur Diaw moom nga xamante ni bokk na si ñu jiite la xew Gàmbi Mali ñu wax ñu ne mbokki sunu professeur boobu en droit civil Amsatou Sow Sidibé ndax nee nañu Diaw moomu ne Mali yëngal Mali nekk Diaw moomu waalo la ñoom dañuy bañ bañkat la waaw donc ndeer ñan la du ñoo xar woon laa nga bañ ku leen nasaxal loolu mooy Sénégal donc tey na ñëpp xam ne yeewu jot na
fi jot na te kenn dootuñu tënk. président Macky Sall nañ ko renforcer ba mu dem ci transition bu correctement électorale pour que mu bàyyi nguur gi ci point de départ le vrai. pour le Sénégal mooy celle de la souveraineté complète et nationale de notre contrée, notre pays. Bravo, monsieur le président de la République, Fama Ba, oui. Man juste une question peut-être pas ça mooy pourquoi tey président malien yi xanaa war nañ ko maintenant di xaar ci seen askan. ci population bi ndax bu dee bii mooy 4e coup d'état. kon tey boo demee ba gis na ne que sa askan àndatuñu ak yow est-ce que matul wala ñoom lan la yenn yi dootul bëgg nguur kese à ton avis. non xam nga lan mooy indi loolu kii léeg-léeg da nga koy wax gaañu ne la. bon il faut pas mooy li ñu Aminata Dramé doon wax keroog il faut pas orienter nit ñi fenn fii nous n'orientons personne vers le racisme encore moins parce que ñun dañu am famille France ak feneen dañu am ay bokk am sax bokk waxuma bokk ni bokk sax ak der bu weex ci nii wala ci nee ci ay bokk mais problème bi du loolu du encore moins ces Sénégalais qui sont des Français qui sont nos parents non tey jii nii ñun sunu maam bële bu naa ma xalil bu nu neexoon moom ak keneen ñu dem jëli seeni këyit doon ay français parce que ñoom amoon nañ ko sunu maam bële Ibra Seck njëkk a nekk maire Tëngéej la Marseillaise lañ ko tëggal bu ñu neexoon ñu dem jëli ay këyitam dafa am lu ñu gëm mooy fii moo la mbir mi. communautarisme. parce que bu noonu nañ def comme ñenn ñi wala comme ñëpp mu yomb rek ñu jël suñu bagage dem wante comme fii la ñu gëm buntu ubbeeku na xasma yàlla na yàlla wàcc fi xéwal. allahumma amiin yaa rabbi ñu àndandoo doon benn. amiin suñu askan am doole. amiin waay Sénégalais yi ak africains yi dund bu correct. loolu laa gëm. amiin yal na yàlla defal ñu lool. yaakaar naa ni suur la rek bi Fama li ngay wax mooy ñoom bu fekkee ni rusuñu askan bi moom it rusul day dem ba jeex rek kon nag jàmm gën fitna bi gis ngeen biñ ko jàppee ñaari fan est-ce que gisaat ngeen ko bi mu génnee ndungu si neexul ci kenn ci ndungu si bëri na façon kon nag ndungu si neexulul kenn de Lisa ndungu si ñu ndungu si dafa yaru ne teg ba pare nga jàngal ma wala ñu tëj la kaso wala ñu tëj la je suis tombée sur des images yoo xamante ne ci këru doomu président malien lépp la ñu dindi. saccagé nañ ko. Karim Keita ci mbedd bi di génn di dem di ko yóbbu. léegi Adama xam nga dañ ko décompté. du daw. dañ ko mu daw. jar na ko. jaru ko gor da ngay gore lii mi ngi may fàttali ñi doon dem pour benn compétition daal di fa rëcc des fa. jaru ko nit da ngay gore. ba pare ngay jël xaalisu réew mi di ko passer di filmer sa bopp di. tam sax dégg naa xaalis la ñu naan pour dee dofloo nit. loolu la leen mere dégg naa bokk na si seen dund dafa métti amul développement amul benn ouverture moo tax ñu leen di mere mais quoi qu'on puisse dire rek ñoom itam nañ indiwaat dal xam ne même suñu bëggee ñu dem. soxna xam nga quelle décision ils ont prise en premier lieu faj blessé yi amoon ci seen xeex yi ñoom soldats yi ñu wax ne dañu jalgati yoon li njëkk a def mooy lijjanti nu ñu fajee ñooñu lijjanti leen indemnisation immédiate sanctionné ñi nga xamante ne ñoo causé les morts ak yooyu loolu nekkul di tegu si yoon. di tegu si yoon doo encouragé loolu. ñoom ñu ne maliens yi seen i jafe-jafe li leen fi tax a jël décision mooy que foog ñu régler problème bi maintenant nit ñi dund correctement yow CEDEAO nga fàcc la nga ne non delloo leen kee ndax démocratie ban démocratie. ba pare personne lu ci neex newaat population bi dañu génnaat na activité yi reprendre. looloo neex donc xoolal ñoom le lendemain. coup d'état boo xam ne amul ku ñu dóor bal. rey ñu kenn exactement génn leen ngeen doxi seen i activité dëkk bi normal CEDEAO bu ñëw encadré. et puis justement lii man je pense même que dañ leen doon won ni rek ñoom seen capacité bu ñu nax seen bopp gis nga alkaati du bàyyi dóori te bu bëggoon jël réew mi yee fa fit na am na capacité bi ndax ñoom dañ leen yer ci ñu dëgër fit parce que c'est eux qui vont à l'affront pour défendre justement le pays kon nag bu ñu indee jàmm indi leen jàmm ñi ne fii Sénégal yéen ñi nga xamante ni yéen a ànd ak président Macky Sall di waa APR ak ñeneen bàyyi leen xel bis dina ñëw dafay jeex. léppay jeex la haute tendance langue yi laax yeeg caakiri yi li neex yooyu yëpp bis dina ñëw dafay jeex ku ci nekk la nga mérité ngay dundee il faut que ngeen jël leçon xam ne mënu leen fi teg benn forcing bu ñuy solal ëllëg li mën a ne mooy jaaral mbiri ci yoon tous les scandales nag yi fi jot a jaar diggante 2012 à maintenant président Macky Sall xam na si li nga xamante ni moom moo ko ci xaar ak li ko ci war ñu ngi kaa bàyyi Sall ak xalaatam mu tegu ci lu rafet rek mu xool nu mu koy lijjantee ku jëloon dellool balaa ñu lay woo. ki jënd mu jël 600 millions barki démb xam nga ban ministre. man kaa dégg. leeraguma moo tax ma si wax. wante xasma. fu ma ne Sénégal. xasma.
fii ci mim réew kilifa yi ne fii yéen ñi ànd ak président Macky Sall leen a dénk rek ngeen di gor à gauche di gor à droite di jël fii di jël fële bis dina ñëw dañu kaa nanguwaat ñun ñoo ko moom. naan ko dimbali leen ko ci yoon. ku si ne la nga ca mérite te muy yoon. nga am ko la nga sa moomu. delloo ko balaa yéex. naan ko dimbali tamit. justement pas ça nañ ko dimbali. dimbali président. nañ dimbali président. entourage dafa am solo. tey lépp entourage bi la on se rappelle de PDS Ablaye Wade suñu maam jooju yàlla na yàlla yokk ay fanam. wala moom tamit entourage am bokk na peut-être ci li ko yàkkal parce que bu ñu doon dégg ñenn ñi yenn affaires yi ñu doon def mu xawoon nekk excès tuuti. donc soxna wax nga lu am solo nañ ko dimbali tamit jàppale ko moom it mu dimbali boppam. am na ku ma ne dama seet léegi ci commentaire yi am na ku ma ne. Pa Assane yàlla boo changé. waaw parce que dañuy jàpp ni Pa Assane ni la mës a mel. cuubu dafa gaaw non cuubu moom bokku ci dañu gàll bi nag. enveloppe bu 10. mais attention tamit cuubu bi nit ñi dañuy wax cuubu cela ne veut pas dire que ni nit ñi bu ñu defee lu baax. duñ ko wax nu ñu toogee itam di critiquer on est objectif. on n'est pas là pour faral kii on est objectif justement. bu defee lu baax dañu koy wax bu ñu jaaree ci yoonu baax dañu koy wax su amee safaan wa tam dañu koy wax. mais su dee d'accord on est là pour encourager le bon. on est là pour encourager le bon. mais peut-être fu muy waxee gis nañ fi ñenn ñi. non xam naa dafa bëgg ci Pa Assane ne ko bul mës a changé dafa bëgg xam naa mbégte la waaye nag soxna bu tontoon yi dafa am ko ñoo xamante ni. noonu la ñuy kiiwee bind am na ko ci bind vous faites vous êtes journaliste ou vous êtes adhérent à PR il ne l'est pas il n'est nulle part il est sénégalais il est patriote il est nationaliste man dinaa la waxal di. li ñuy naan jeeg bu seeyee ci kër 20 ans la ndax bu 20 ans nga am ku la wuutu. boo amee 20 ans de carrière am ku mel ni man ma lay wuutu. kooku noonu xam nga ñu koy doon. waaw 2012 à 2019. waaw wala jàpp 2020. le président Macky Sall a eu à commettre énormément d'erreurs sur beaucoup de choses et sur beaucoup de personnes. waaw nee naa la nit dina dund 100 ans. def 99 ans yoo xamante ni ay musiba maaba kumba la. dem ba mu dese ko 5 minutes ci àdduna yàlla bettee ko xéwal boo xamante ni da koy roof baax. yàlla yóbbu aljana. wax ji jeex na. wax ji daal fii lañ koy ndar keppe daal di ko tënk. ani kii monsieur le maire de Vélingara gars yi ngi laajte suite. nee na dina fi ñëw lundi incha allah. non suite bi. monsieur le maire sera là altine incha allah. monsieur le maire. indi ko jour bu may ñëw de. lundi damaa fekkee woon début ba. début ba waaw jour bu may fekkee. incha allah il va se défendre. te nag ñu koy xaar bëri na nekkete monsieur Meng bi fi toog. sama koñ la logé. Baobab wotoo ci coiffeur ba man damay romb ñu naan ma seen invité boobu doon kii. moom moo am raison di jox ñi tout le monde donc du coup mais Sénégal man ñëpp ñi ma xawanteel ku ne ngeen may woo message. ah oui. mais loolu moom benn garab yi dafa leer léegi nag bu ci jógee yeneen yi leer. waaw te xam nga maire yëpp yëngatu na. maire bu ñëwee nag gestion la nu koy laaj soxlawuñu waxu. personne de la personne. personne de la personne moom. il m'a promis de venir avec des papiers. ah c'est très bien parce que justement voilà lépp loo gis te mbirum tubaab la ñuy jiitee kon kayit moo ci gën te tey di Pape Assane il faut qu'on arrête au Sénégal lenn mooy que dama xuloo ak Pape Assane dama koy yàq. der lu fort la te bu dul dara sax diggante nit ak nit. non diggante nit ak nit ki moo la ko mën a baal. yomal xiyaam dafa am. dañuy ragal dee ragal suñu borom mandu ci nit ki lu mu mel ñëpp a sikk man maa ci jiitu keneen ka ca des moo ma yées wala ma yées ko waaye nag yàllaa ñu sàkkee noonu kon nag dañuy wutalante rek bu dul loolu kon yàlla du yëg boppam di moom rek a mat kon nag ku nekk président Abdoulaye Wade dugg na fi kaso terew kaa dem nekk président du dëgg kon nag loolu les trucs personnels les informations personnelles de la vie intime d'une personne ne nous intéressent pas on parle de Vélingara ou on parlera du Sénégal et c'est notre terre mère qui nous intéresse merci vous avez été nombreux à nous suivre ce matin suba teel fii lañ koy ndar képpee neex na ko mun na dagaan temps bi jeex na musique lebal ñu ko rek bootee nga lebal ñu ko waaw du ñàkk rek benn nuyoo rek may nuyu ma Diop waalo Diop waalo ceg cegin waalo ceg ok bu baax a baax di ko jaajëfal di ko ziyaar ci vendredi bi. jeex na moom. merci beaucoup. mais tu parles pas de mon copetti. en bleu vert safuma la house. safuma la house. waa kii nga may nuru waa. Nigéria Kano. maa ngi nii di ziar waa Kaolack képp kuy taalibe Baye Barhama Kaolack maa ngi lay ziar bu baax a baax suñu papa suñu maam jooj ñi nga xamante ni daf ñoo xettali ci diine ñun ñi nga xamante ni ñun xamuñu dara sama zaari
gëstu ñu musuñoo xam dara dañoo jege Mame Baye Niass rek mu taal leen boole leen kon nag li yanday Maguette yanday mu bàyyi ji naan nit yàlla bu la namee dimbali da lay boole ku mu dimbali bu boobaa kooku bu la gàddoo rek da ngay ànd ak garantie kon nag yanday mu bàyyi gàcce ngàllaa sama waa ji moom rek la yaakaar Ndeye Khady Thiam Tall moom Elimane Siré Dema Ali Mokhtar sama waa ji gën magi Soda Thiam RFM moom bàyyi liggéey moo tax ma bëgg bàyyi waaw bilaay moo tax ma bëgg bàyyi mais xanaa xamoon ni taalibe Baye tigi man sonal na tonton Ahmed lan la may wax ñas waaye yàlla na ñas yi di ñas waaye ñas yi di ñas waaye Aïcha di leen nuyu di leen jaajëfal à demain pour une autre édition. Merci beaucoup Asma, ça a été un plaisir di nuyu Gabi bu baax a baax depuis Baobab nee na une très belle émission mi ngi nii moom tam saa su ne rek mu daal di apprécier donc ñu ngi lay nuyu bu baax mais nuyu aussi Mouhamed Diop depuis Canada maa ngi koy def un gros bisou. yaa ngi ba Canada. waaw yow ba Canada lañ ñi c'est-à-dire de partout hein. xoolal ma macha allah. waaw ministère yi man ñoo ñooy sawee Bamba Kañ ci bureau lay toog di seetaan moom ak Fatou Mendy maa ngi leen def un gros bisou. xam ngeen ni suñu papa Amadou Ba daf ñuy seetaan. sam papa ministère des affaires étrangères. waaw Bapu la jéeri. sama papa jooju mais soxna nga ne foofu la jëri tolo la Samba Ngari Jama kenn di yow naam ba yàqalul président Macky Sall dara de xaw ma ko nag man fexeel ma xam ko damay fexe ba nga xam ko sama papa la bag yi rek nit ku baax maa nag am naa ba man am naa ba Maxtaar mi ci song jéri ko waaw Matar Ba cam kooku sama papa la yi ak baax sama naa ànd ak ñun lool bu nu génnee mu taxaw ñu waaye yaa Seyda mi ci kër gi Seyda Absa moom itam gën baax gën cam fal njëga yaram kenn du moom itam classe civilisation bu taxawee rek nga fàttali ko diine l'islam billaay walaay sell rafet ñu lay kabaga aywa yaay daal man bu comme rëcc naa te mënumaa mel ni yow wala boog bu ma demee ba màgg mel ni yow yàlla na ma yàlla sédd njaboot ju yiw ni yow macha allah sédd ñu ko ñun ñëpp en passant sekk ndanana. Oh, j'ai pas assez de vous. Mais justement, ce sera encore mieux demain. Qu'on a que nous les dig d'ailleurs Inch'Allah. On parlera de petite enfance aussi. Hein. De la petite enfance, ce sera la surprise. Voilà, les enfants, on est en période de non-scolarisation. Aujourd'hui, beaucoup de parents, non-scolarisation, buñ ko déggee rek tamit crèche yi ak yëpp a tëj. Xale yi ndaw yi dañuy nekk ci kër gi ñun dañuy liggéey war leen bàyyi foofu suñu xel yi du dal yaay dañuy woote rek dañuy mel ni man 2 3 loolu ndekkeel lii génneel lii kon nag Germaine Barros dafay ñëw daal di ñu won rek ay astuces yu am solo ngir rek ñu mën a occuper nos enfants et surtout les aider à s'éveiller Papa Sensei. Exact, ce sera génial. Ce sera magnifique bu ko kenn raté suba dee xumbute dagaan Aïcha merci beaucoup à vous ba ëllëg Inch'Allah.